Touba Aviation Tourisme indil na leen agence de voyage ngir lépp lu ngeen itteewoo comme billet d'avion am ci biir multiservice ngir lépp luy seen service bu ngeen bëggee transfert d'argent yemb na fii dañuy def change cambio euro wala dollar bu leen jaaxle di si wàllu transport foofee si aéroport fépp fu ngeen bëgg dem Touba Aviation Tourisme matal na lépp am nañu assurance voyage mais également assurance automobile location de voiture assistance pour demande de visa yéen ñi nga xamante ni da ngeen itteewoo lu ni mel gaaw leen gaaw solution baa ngi fii si Touba Aviation Tourisme bu ngeen bëggee rendez-vous ambassade de France Canada Italie États-Unis ak mbooleem réew yi nekk foofee ci Europe wala àdduna wërngal këpp taamu leen Touba Aviation Tourisme si wàllu transport aérien mbokk yi Touba Aviation Tourisme am na si partenaire officiel di Noes di compagnie italienne bi nga xamante ni moo leen yembal 4 vols par semaine 2 vols Dakar Milano Milano Dakar 2 fois par semaine un vol Dakar Roma Roma Dakar une fois par semaine ak it beneen vol di Dakar Verona Verona Dakar une fois par semaine naka noonu sax mbokk yi mën ngeen jokkoo ak sunu ay représentant ca Italie sia Moustapha Xuma ak Mame Diarra Xuma sunu représentant France moo di Cheikh Lo ma nga Paris yamuñu foofu fu di Touba Aviation Tourisme moo jóg taxaw teem nag ngir gàttandu leen gunge leen si wàllu pèlerinage à la Mecque ngeen dem Makkatal Mukarrama waaye tamit bu ngeen bëggee def seen umra lépp fii la gën a gaawee Touba Aviation Tourisme taamu leen ko ngir lépp lu ngeen bëggati si wàllu réservation d'hôtel ñoo lay taxawu tatagal la teeru la ba lépp loo bëgg day yemb day gaaw woote leen gaaw si 33 975 20 55 77 643 27 70 suñu email moo di ahmadou94@gmail.com. Avec Touba Aviation Tourisme, vous avez toujours le meilleur des services. Bismillahi rahmani rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin al-mayamin wa sahbihi al-ghurra al-muntajabin. Mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp di ñu déglu à travers ci dars yi nga xam ne moom la ñuy joxe ci daara ji ñu tudde ko étude théologique et philosophique islamique nga xam ne lépp mi ngi aju ci qu'est-ce que l'islam lan mooy l'islam waaye buntu bi ñu jël ko tey muy l'importance de l'étude de l'islam dans le monde actuel mooy maanaam njëriñ bi nga xam ne jàng diine l'islam daf ko am ci àdduna bi nga xam ne ci lañ nekk ahamiyatu dirasatil islam fil aalamil hadisi ci fii nga xam ne moom lañu nekk tey ndaxte ñëpp xam nañu avant loolu bu ñu rappeler tuuti rek ci li nga xam ne ci lañu waxoon ci lu weesu démb mooy islam ci jëmu boppam dafa am ñett ba ñeent yoo xamante ne ni ci islam daf ci am yoo xam ne cay xam-xam wax nañ ci observation muraqaba waxyi ak muraqabatu taarix ak afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha ndax nit ñi dañu dul bàyyi xel ci li ñuy jàng ci ay alquran wala seen xel yi wala seen xol yi dafa nekk loo xam ne dañ ko cadenassé donc mu nekk loo xam ne lu am solo ci lañu jeexaloon di wax ci science doon conclure bi nga xam ne mooy tax ñu xam islam xam yàlla xam alquran xam àdduna bi mooy les visions soit scientifiques cosmogoniques philosophiques cosmogoniques religieuse cosmogonique wala gnostique cosmogonique mooy maanaam li nga xamante ne ni moom mooy li nga xam ne mooy mafhum bi nga xam ne ru'yal kawniya al ilmiya wa falsafiya wal diniya wa kazalika al irfaniya
donc xam ngeen ne science ci fu mu basé wu mi ngi basé wu ci hypothèse muy faradiyat hypothèse mën na am mën na bañ a am kooku science ci la basé wu day basé wu aussi ci expérience loo xamante ne ni lu ñu teg loxo la ak bët xam ne lii nii 1+1 = 2 ci lu concret loo xam ne dañ ciy mën a teg loxo teg ci bët laal ko ak ci exactitude par exemple 1+1 = 2 ñëpp dañuy xam ne loolu science la ak précision mooy diqa mooy li nga xamante ne ni moom mooy wane maanaam mbir mi ñaw na trop 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 loolu mooy science donc loo xam ne ci wàllu gëm yàlla ci hypothèse lay basé wu kooku nga xamante ne ni mën na nekk mënul nekk loolu ngëmu nit mënu cee basé wu waaw parce que dafa nekk ci sable mouvant boo xam ne suuf si yëngu boo xam ne boo fa moolee nga fondement fa boo moytuwul suuf si dana ko daaneel parce que toogul moo tax science toogul science dafa nekk lu progressiste day avancé day dem moo tax muy laaj expérience di laaj le concret exactitude ak précision al faradiya wal xibra wal xarasana wa diqa donc wal latafa kadalik donc loolu moo tax science kenn di ci basé wu pour xam-xam moo tax matérialiste yi foofu dañuy daanu parce que science hypothèse la te ñoom ñoo ko wax boo demee ci philosophie moom it dafay appuyé wu ci ay démonstration maanaam des démonstrations yoo xamante ne ni ak ay déduction c'est-à-dire ay principe la yoo xamante ne ni yu am la yoo xam ne généraux ak globaux yoo xam ne yu mën a yu ndar kàpp la waaye aussi yoo xam ne yu mën a boole nga xam ne toujours nit ki dafay nekk en éternel questionnement maanaam toujours day questionné wu lu waral lii lu indi lii xam nga ku lu waral lii nag ak lu indi lii muy philosophie nit ki mun ci basé wu aussi ci ngëmam te ngëm dafa war a nekk loo xamante ne ni lu taxaw donc la philosophie s'appuie sur la démonstration et la déduction ci induction c'est-à-dire sur une série de principes évidents et indéniables, généraux et globaux. Elle détermine son attitude et élabore sa vision envers l'univers. يعني الفلسفة تستند إلى مظاهرة وخص من أي في سلسلة من المبادئ العامة الواضحة وغير التي لا يمكن إنكارها وعالمي تحدد موقفها وتطور رؤيتها نحو الكون mu nekk lu leer donc jàpp ngeen ne la notion philosophique mu loo xam ne laajte la amagoo réponse kooku mënoo ci wekk ngëm waaye aussi ci wàllu xam-xam loo xam ne yow ci ay hypothèse ngay demee toujours xam-xam du lu esthétique dafa nekk loo xamante ne ni day dem di avancer donc loolu aussi mënoo cee wekk sa ngëm beneen hypothèse bi mooy l'hypothèse bi nga xam ne moom mooy wala la compréhension religieuse muy nga xam ne moom ci analogie lay tegu alqiyaas maanaam day tëftale day nattable ci ay preuve ci ay inspiration muy ay ilhasat également ci ay prémices wala monde supranaturel nga xam ne dafa gëm xayb loolu yëpp dafa nekk ci diine le monde al xayb al monde bi nga xamante mooy supranaturel yu sensible wala le monde de l'inconnu donc mu nekk une vision moo nga xam ne dafay am une vision philosophique toujours yooyu yëpp gis nga ko dafa jël les visions la compréhension scientifique gis nga jëlaat philosophique encore loolu yëpp ci diine l'islam nag moo tax may wax mu indi une vision philosophique démonstrative mu indi fixité maanaam sabaat li la alquran wax lu deñ mukk lu la yonent bi wax te muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jóge ci moom muy lu leer naññ du deñ mukk te l'éternité ilal abad li yonent bi waxoon ba léegi amul lu ciy changé wala alquran
fi mu nekk ni syllabaire yi gën a ndaw sax fi mu nekk ni am na 2e 3e 4e édition alors que l'islam depuis 1400 ans véracité dafa ami éternité am fixité waaye aussi am sacralité muy qadasa donc la sacralité de ces principes généraux c'est-à-dire généraux et globaux donc nga gis aussi mu nekk loo xam ne dafa amee luñ tuddee maanaam ab dayo boo xam ne ñeneen leneen ni amu ko donc loolu moo tax islam mu am doole bu nga xam ne yeneen doole yi amuñu ko islam rek moo mën a répondre les matérialistes philosophes ak ak ñi nga xam ne ñooy philosophie yi nga xamante ne ni ñoom ñooy wax ci wàllu ngëm ak yeneen yi demee noonu parce que kële hypothèse lay demee scientifique bi kii di philosophe bi moom ci ay démonstration philosophique lay demee déduction pour essayer xool te amagul réponse donc alors que war na am réponse nit ki du xaar loolu te toujours rek nit ki am na lu muy xalaat nit ki mu ngi ci ay hypothèse donc l'islam rek gis nga mooy wane fii maanaam grandeur am ak taxawaayam bu mot sëkk donc bu ma ko bëggee résumer en français mooy la religion s'appuie sur l'analogie la preuve l'inspiration du monde supranaturel ou sensible ou de l'inconnu, c'est-à-dire également sur une vision philosophique démonstrative, également sur la fixité, l'éternité, la sacralité de ces principes généraux et globaux. Donc mu nekk lu am solo parce que sacralité boobu dinañ ci ñëw pour mu gën a leer lan mooy indi sacralité boobu idéologie ak foi donc al diin حسب الإسلام الدين الإسلامي يعتمد على القياس إثبات الإلهام أو العالم الحسي أو الغيب أو رؤية فلسفية توضيحية والثبات والقداسة لمبادئ عامة والشاملة donc ci loolu nag la ñu conséparer base wu idéologie waaw baatu idéologie yi yëpp idéologie mën na ko am mais benn baat mooy li nga xam ne moom mooy li koy tiire mu nekk idéologie rek fekk du nekk foi moom mooy bu amul sacralité waaw muy yàlla bi affaire le monde suprasensible ak yu demee noonu loolu foofu lay joxe foi allazina yu'minuna bil ghaybi donc la conception peut être donc la base de l'idéologie est suscitée la foi لذلك يمكن أن يكون المفهوم أساس الإيديولوجيا وإثارة الإيمان donc mu nekk loo xam ne lu am solo li ñu bëggoon indi pour mu nekk léegi nag dugg nag ci toujours lan mooy l'islam qu'est-ce que l'islam ma huwa l'islam ak importance su étude islamique ci monde actuel bi ahamiyatu dirasatul islam fi l aalamil hadis sunu jamono yi xam ngeen ne islam réalité la boo xamante ne ni dafa dugg ci inconscient wu nit ñi maanaam islam amul kenn actuellement néew na ñu nekk ci àdduna bi te dégguñu tur l'islam te l'islam ci jëm boppam boobu intéressé wu leen ni de près ni de loin 1% 2% ba 100% donc loolu nag mu nekk importance boobu nga xam dañ ko jox l'islam mu nekk ci wetu ñaari religion yi gën a mag yi muy le judaïsme ak christianisme nga xam ne yooyu yëpp inna diina inda allahi al islam yooyu yëpp ay islam la mais ci version yu wuute ci ay temps yu wuute donc troisième élément bi muy islam al muhammadi muy la version muhammadienne de l'islam donc l'islam dafa am ay position yu privilégié donc ci xelu nit ñi et puis ci aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy waxu diine l'islam donc di ko jotal di ko xamale donc ñu wax ne loolu nag fil waqtil xaadir tatajalla
حقيقة الإسلام في لا شعور الإنسان الحديث إلى جانب الديانتين الأرزمتين الأخريين اليهودية والمسيحية. يحظى الإسلام بمكانة متميزة في أذهان الناس وأقوالهم. Au côté, comme vous le savez, de nos jours, la réalité de l'islam est imprégnée dans l'inconscient de l'homme moderne. Aux côtés des grandes religions monothéistes révélées, à savoir le judaïsme et le christianisme, l'islam possède une position privilégiée dans l'esprit et la parole des hommes. Donc mu nekk loo xam ne lu am solo ndaxte chaque jour ay ouvrage yu bari ñu ngi koy bind, ay article, ay discours, ay waxtaan xool leen ko fii rek ci Sénégal ci rajo yi ci lan mooy l'islam. waaw dëgg ak lan mooy place am ci monde bi ak ci yeneen religion yi naka la ñu wutee, lan mooy seen wutee ak concept yi lu mel ni wàllu liberté, justice, science, raison ak civilisation naka la ko l'islam gisee. Donc mu nekk yoo xam ne lu am solo. Chaque jour paraissent des centaines d'ouvrages, d'articles, de discours et discussions au sujet de l'essence de l'islam, la quintessence même de l'islam, de sa place par rapport au monde moderne, aux autres religions ainsi qu'aux concepts tels que la liberté, la justice, la science, la raison, la civilisation. Donc كل يوم تزهر مئات الكتب والمقالات والخطب والمناقشات حول جوهر الإسلام ومكانته بالنسبة للعالم الحديث والأديان الأخرى ومفاهيم مثل الحرية والعدالة والعلم والعقل والحضارة. Parce que yooyu dafa nekk yu am solo yoo xam ne actuellement moom la ñuy interroger wu, parce que c'est de grandes questions yoo xamante ne qui relèvent de la condition humaine, lu mel ni liberté, lu mel ni justice, lu mel ni xam-xam, lu mel ni la raison, lu mel ni la civilisation, yooyu yëpp mu nekk yu am solo. Donc yenn explication yi nag ci li nga xam ne moom mooy li tax islam gën a jëm ci kanam mooy argument intellectuel yi nga xam ne moom la islam amee, waaye aussi ak modernisme. maanaam am na ay diine yoo xam ne ànduñoo ak intellectualisme, ànduñoo ak science, waaye aussi lenn ci wàllu maanaam modernité mën a adapté wu maanaam ci lépp loo xamante ne ni jamonoom la, maanaam nekk doomu jamonoom. L'islam loolu daf ci am doole. Donc loolu tax na les grandes questions de l'heure comme la question palestinienne ak événement yi guerre 6 jours ci Bosnie-Herzégovine entre Serbie yi en 92 91 90 91 92 95 mu nekk lu metti lool, ak apparition révolution islamique bi en Iran dafa créer un bouleversement très radical des relations internationales. Yooyu yëpp ak émergence ay vague de réformisme wala de réforme ak de modernité dans le monde musulman, ak aussi terrorisme bi nga xam ne salafiste wahhabito jihadiste gis ngeen ni mu koy tase ci àdduna bi. Donc yooyu yëpp de concert avec li ñu tuddee ordre of Chaos, mooy la théorie ordre of Chaos, al fawda al xalaqa, la destruction ou bien le désordre constructif nga xam ne ñenn ñi dañ cee joxante loxo ak terroriste yi pour taj àdduna bi. yooyu yëpp turu l'islam bi ci feeñ dafa nekk lu gën a jox doole l'islam, ñuy bàyyi xel ci l'islam, di def ay études ci islam, di xam islam bi lan la. tey gis ngeen islam boobu sax parenthèse, mu ngeen demandé intelligence artificielle ban mooy le vrai islam, intelligence artificielle nee na la l'islam daal bi nga xam ne moom jël na religion yëpp nag, chrétienne, judaïsme, jël ba ci abrahamique, hindouiste yi ak yëpp, mais jàpp na ne l'islam mooy vraie religion. yooyu xam naa dinañ ci mës a ñëw du yàgg parce que ñu ngi ci dans le même siège. bu ko defee
mu gën a leer wane ne Muhammadu Rasulullah kenn du moom dafa am fulla quoi dafa am fulla am fayda moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw fi di wax ne maay lii maay nii maay dem fii maay dem fee déedéet moom dafa ñëw daal yàlla li mu ko wax tegu ci virgule yokk ci virgule wàññiwu ci virgule donc loolu ci fulla ak fayda ba tax na amul kenn ku mës a mën a waxal dara yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci loo xam ne mbóosóor la wala leneen la wala ba ci comportement rëy lu sax du ko def yàlla moo koy waxal yow yaay lii waaw yow yaay lii sa dayo lii la ku ko tooñ bu ko tuutil yàlla moom mooy ñëw attaqué la xas boo xam ne kenn mësu la koo xas ndax rek bëgg mu bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc moo tax certains expliquent la progression continue de la religion islamique en particulier c'est-à-dire ses arguments intellectuels convaincants et son modernité voilà, et son modernisme c'est-à-dire son adaptabilité aux réalités présentes par la question palestinienne, les événements comme la guerre des 6 jours entre les Arabes et Israël qui perdurent jusqu'à nos jours avec les homicides des musulmans bosniaques par les Serbes orthodoxes, par l'apparition de la révolution islamique en 1979 ou l'émergence d'une vague de réformisme et de modernisme dans le monde musulman, ou bien encore par le terrorisme salafisto-wahhabito-djihadiste. يفسر بعض الناس التقدم المستمر للديانات الإسلامية ولا سيما حججها الفكرية الدامغة وتحديثها بقضية فلسطين وأحداث مثل حرب الأيام الستة بين العرب وإسرائيل التي تستمر حتى الآن وبقتل المسلمين البوسنيين على يد الصرب الأرثوذكسي وبظهور الثورة الإسلامية في إيران أو بظهور موجة من الإصلاح والتحديث في العالم الإسلامي أو حتى بالإرهاب السلفي الوهابي الجهادي. donc mu nekk phénomène boo xam ne de globalisation li ko gën a indi mooy globalisation de la communication nga xam ne léegi communication dafa connecté wu de par le monde lu xew fii tey fi ma nekk nii une seconde près bu ma ko waxee rek ci Facebook wala ci moyen réseaux sociaux yi dafay tas ci Chine lañ koy yéega donc ak rapprochement wu aussi yi nga xam ne sunu sëriñ su baax si def nañ ko di ci xamante pour jàmm mën a am ci monde bi di daje di ci waxtaan loolu aussi tax na ñu gën a comprendre islam globalisation boobu ak rapprochement boobu donc mu nekk lu am solo ce phénomène de la globalisation de la communication le rapprochement des chefs religieux pour la paix dans le monde indi na loolu donc évidemment raison principale yooyu mouvement généraux yooyu nga xam ne moo am ci monde bi nga xam ne danga koy gis ci pays européens yi ba ci pays américains yi dans les diasporas islamiques da ngay gis dañuy jël fii ay boromi xam-xam yóbbu leen ci ay conférence ñoom it ñu ñëw ci suñuy conférence fii donc loolu aidé na l'islam pour mu joxe beneen dimension nit ñi gën a xam lan mooy l'islam parce que du benn doom rek la islam am na ay doomi tubaab am na ay doomi pël am na ay doomi chinois am na ay doomi bambara am na ay doomi araméen am na ay doomi yëpp la am donc ñoo ñëpp bu ñu dajee kooku day nekk doole donc ku nekk da ngay indi sa islam te nit ñi bu ñu gisee loolu dañuy gis ne nekkati dynamique bi li ko indi moom mooy dañoo bekk benn yàlla benn yonent yàlla Muhammad sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam donc mu nekk loo xamante ne ni dimension bu importante ci dundu nit ki tey donc te nit kooku dafay soxla pour xam waaw islam boobu lan la parce que maanaam importance su appartenance am ci l'islam boobu contenu wu message yu l'islam boobu donc lan la message yu l'islam boobu lan lay joxe donc lu mel ni justice lu mel ni liberté lu mel ni réforme
ci li nga xam ne mooy histoire bu ko defee mu nekk luy mën a bokk ci dans le monde moderne. Évidemment, les raisons principales de ces mouvements généraux dans le monde et qui même dans les pays européens et américains avec des échanges de délégations, la participation des uns et des autres dans certaines rencontres internationales ont aidé l'islam à donner une dimension importante à la vie de l'homme actuel. Sont ancrés dans le contenu et la forme du message de l'islam, message qui a été l'origine de nombreux mouvements pour la justice, la liberté et la réforme au cours de l'histoire ainsi que dans le monde moderne. بالتأكيد تكمن الأسباب الرئيسية لهذه الحركات العامة في العالم والتي حتى في المدن أو في البلدان الأوروبية والأمريكية ساعدت الإسلام على أن يعطي بعدا هاما لحياة الإنسان الحديث في مضمون رسالة الإسلام وشكلها. هذه الرسالة التي كانت أصلا لكثير من الحركات من أجل العدالة والحرية والإصلاح على مر التاريخ وفي العالم الحديث. Donc l'islam actuellement dafa occuper l'esprit maanaam nit ñi ci moom la ñuy xalaat bu ñuy wax ci la ñuy wax presque près de 2 millions de musulmans actuellement dans le monde ci islam la ñuy fonctionner. Combien de musulmans nga xool ci 5 prières yi ci bu ñuy toog ni ci seeni salawaat seeni askar ñuy tudd yàlla subhanahu wa taala ak yonent yàlla bu sell bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam. nga gis ñooñu ces milliards de musulmans dans le monde mu nekk yoo xam ne foyer d'espoir la maanaam yaakaar dafa am ci musulmans yi nga xam ne dañ leen sonal ñu assoiffé soxla justice soxla liberté soxla générosité. Islam boobu rek moo leen ko mën a jox parce que l'islam occupe l'esprit et la parole de plus de près d'1 milliard de 2 milliards de musulmans dans le monde entier. Il est un foyer d'espoir pour des millions d'opprimés assoiffés de justice, de liberté et de générosité. Fi mu nekk ni islam rek moo mën a joxewaat yaakaar parce que l'islam liñ naan l'islam mooy le berceau de l'islam. nga xool fi nga xamante ne ni moom foofu la jóge nga xam ne suuf soo xam ne amul gàncax, suuf soo xamante ne ni dafa wow, suuf soo xamante ne bariwul taw, loolu yëpp mu jóge foofu géographiquement culturellement muy arabi muy la capitale Arabie saoudite mooy la capitale religieuse et culturelle de l'islam. Tu vois, donc nga xool foofu mënoon na nekk génne feneen waaye foofu la ko génnee. loolu aussi mu nekkaat beneen doole ak yeneen symbolisme yeneen signification. mahdul islami wal ardul jaffa wal qaaxila wal gayru mazruatin fi shibhi jazirati al arabi gayru mazruatin géographiyan wa saqafiyan. liza المملكة السعودية هي العاصمة الجغرافية والثقافية والدينية للعالم الإسلامي. donc moo tax tey message islamique bi mu chargé de cohérence ak aspiration vers la paix. maanaam dafa nekk lu jubu nekk benn ba pare di woote jàmm te culture yëpp mu mën koo àttan mën cee dugg. amul diversité. boo xasee ne ashhadu an la ilaha illallah muhammadu rasulullah koo mën a nekk rek da ngay gis dafay am symbiose. soit nga bokk Afrique wala Asie wala Chine ba ca Inde. donc aujourd'hui le message de l'islam chargé de cohérence et d'aspiration à la paix s'est fondu dans les cultures diverses et s'est propagé aux 4 coins de la planète, d'Asie en Afrique, de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale jusqu'en Inde et en Chine.
donc اليوم رسالة الإسلام المحملة بالتزام وطموح للسلام قد انصهرت في ثقافات متنوعة وانتشرت إلى جميع أرجاء الكرة الأرضية من آسيا إلى إفريقيا ومن أمريكا الجنوبية والوسطى حتى الهند والصين donc nañu examiner actuellement lan moo tax nit ñi di bàyyi xel ci message yu l'islam bi loolu lan nag mu nekk force bu rëy pour islam ak dynamisme l'islam. Examinons à présent pourquoi on accorde autant d'attention au message de l'islam et ce qui fait sa force et son dynamisme d'avant-garde. لننظر الآن لماذا نولي هذا القدر من الاهتمام لرسالة الإسلام وما الذي يجعلها قوية وديناميكية ورائدة. donc muy connaissance l'islam yi dafa nekk maanaam comme ni ngeen ko xamee maarifatul islam nekkul rek nécessité bi nekkul rek nga xam li nga xamante ne ni moom la xam jullit ji maanaam 2 milliards yi li ñu xam loolu nekk nécessité xam-xam boobu du loolu rek waaye dafa nekk xam-xam boo xam ne mooy lan la l'islam contribuer ci civilisation humaine loolu mu nekk loo xamante ne ni bu am solo civilisation soit muy civilisation surtout européenne ak même américaine donc loolu aussi nit ñi dañ ci bàyyi xel. La connaissance de l'islam n'est pas seulement nécessaire à une meilleure compréhension de l'opinion de près de 2 milliards de musulmans, mais aussi à comprendre l'importance du rôle de la civilisation islamique à jouer dans l'apparition et l'accomplissement de la civilisation européenne et même américaine, c'est-à-dire de la civilisation gréco-romaine. donc mu nekk lu am solo loolu nag li koy indi l'islam xam ngeen ni mooy 2e religion Europe Occident l'islam moo fay 2e religion même aux États-Unis l'islam moo fay 2e religion donc musulmans américains yi tey ñoo gën a bari sax que juifs yi ci aux États-Unis donc parce que l'islam dafa nekk diine boo xam ne diine bu am doole bu am solo et également li ci gën a fondamental ci pour nit ñi war a xam l'islam bu ñu ne jàng islam nag kii di chrétien kii di juif kii di jullit bi ñoo ko gën a war a mën a jàng ak ñun ñi nga xam ne ñooy doomi l'islam yi dañu war a jàng suñu diin l'islam parce que bari na tey dañuy wax turu l'islam rek waaye xamuñu ko bu baax a baax te dañ koo war a xam te c'est simple bu ko defee yow ki nga xam ne xamul woon l'islam te sa nattangoo yéen a bokk fi ngeen di liggéey sa xarit la ak yooyu bu la laajoon l'islam waroo ko wax ne xaaral ma dem ci sëñ diw balaa ngaa dem ci sëñ diw loolu mu la jàngal yow nanga ko waxal nga jàngal ko nga saal ko bu ko defee dina gën a yomb donc li gën a fondamental ci étude islamique bi et que mooy religion bi dafa am message boo xam ne bu leer boo xam ne dafa tegu ci waxyu loo xam ne mooy la révélation nga xam ne yàlla moo ko jël muy alquran awale ko mu jóge ci sidratul muntaha wala ci baytul maamur wala lawhul mahfuz yooyu yëpp nga xam ne ci alamul ci xayb la nekk mu ñëw wàcce ko ci ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam pour loolu mu jël ko mu jox ko nit ki pour libérer nit ki waaw pour libérer nit ki ci li nga xamante ne ni moom mooy njaam bi nga xam ne moom moo nekk ci moom nit ki donc gis nga loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo loo xam ne loolu moom moo tax a jóg l'islam donc على الجانب الآخر ما يجعل دراسة الإسلام أمرا أساسيا هو أن هذه الديانة تحمل رسالة ووحيا من الله موجها للإنسان لكي يحرره إسلام بشكل موجز مناسب
waadihin. En outre, ce qui est fondamental dans l'étude de l'islam est le fait que cette religion soit porteuse d'un message, d'une révélation de la part de Dieu destiné à l'homme afin de le libérer. Un islam de manière concise, pertinente et intelligente. moom la ñuy tudde ci tubaab les grandes tendances. boo déggee ñu ne grande tendance rek mooy les révélations yi nga xam ne dañoo ñëw. l'islam boobu nag wax yoom mooy troisième bi nga xam ne mooy bi mujj ñetteel bi mujj ci gannaaw yahud yi ak nasaraan yi. islam moom moo mujj bi ñëw mu nekk ci corpusu cycle révélation yi nga xamante ne wax yi jóge ci yonent yàlla Ibrahim alayhimu salaam nga xam ne 5 branches yi moom mooy judaïsme, christianisme ak l'islam. Donc par conséquent l'islam dafa nekk loo xam ne lu am solo lu ñu war a xam. dafa ñëw rek sofu ci ñett yooyu nga xam ne moom la am. islam boobu nag bu ngeen dee xool dafa nekk lu am solo parce que bu ñu tuddee rek baatul islam dinañ ci ñëw. religion bu ñu nee religion diin ci islam mooy dunu mooy jege. waaw mooy jege. loolu mooy diin ci baat boobu ci la jóge. waaw daana suma dana fatadalla fata qaaba qawsayni aw adna dunuun waqtiraban. donc dunu moom mooy proximité mooy jege. donc foofu la baatu l'islam jóge. baatu l'islam boobu nag moom mooy pour fexe relier nga xam ne yow jege nga ki nga xam ne moo la sàkk moom mooy ki nga xam ne moo la moom. donc jege boobu moom la ñu tuddee ci la baatu diine jóg ak dunuwu rapprochement. islam nag baat bi ci jëmu boppam mi ngi jóge ci salama mooy islam mooy nga jébbalu waaw. bokkul ak istislam mooy soumission. waaw par force par la force. bii nag danga ñëw nga joxe sa bopp. saa gisoo léeg-léeg gis nga ci wàllu baatin di nga gis nit di ñëw force bi muy yor ci wàllu baatin yow munoo taxaw ci sa ñaari yeel munoo taxaw ci kanamam parce que doole baatin yi dañoo wute. tu vois noonu la demee. moo tax lan ngay def da ngay accroupir maanaam danga koy jege ba pare nga jébbul ci kawam parce que tellement que grandeur bi ñëw xëyba bi ñëw ci moom ci sa moroomu nit rek loolu rek dafa am. donc loolu moom mooy islam mooy maanaam jébbulu. religion wu jébbulu la. waaw waaye boo ko jëlee ci latin mooy dafa am ñaari signification. la religion relegare moom mooy relire mooy relecture mooy jàngat murajaa. waaw mooy relire jokkale. wallazi amara allahu bihi an yusala mooy li nga xam ne yàlla moom la digle ñu jokkale ko. loolu moom mooy religion ci latin. relegare waaye am na beneen signification religare. fii relegare fii religare fii moom mooy relier mooy jokkale bi ma doon wax nii. donc mu nekk loo xamante ne ni lu am solo. dinañ ci ñëwaat ci kàttanu sunu borom nu mu gën a yaatoo ci diine boobu. c'est quoi islam lan moo tax ki nga xam ne donc mi ngi jeex yàlla ci monde moderne bi am na industrie milliardaire la compte bancaire am fees na ak yëpp mais du dañ mi ngi feebar mi ngi tiit mi ngi ragal dee mi ngi am ay njàqare ci fameem ak yooyu yëpp. lan moo tax ba léegi moom ci jëmu boppam xaalisam boobu alalam boobu munu koo fanqal loolu. waaw kan mooy maanaam dundam lu tax muy dund naka la war a mën a dunde dund bu neex. xalaat yooyu moo koy war a yóbbu mu xam ndekete am na ay diine am na ay tendance yoo xamante ne ni liñ naan les grandes tendances les révélations ak yeneen yi demee wàllu ay diine lu mel ni christianisme lu mel ni judaïsme yu mel ni l'islam yoo xam ne dafa am parce que nit ki mënul dund sans diine. waaw moo tax ba ci gis nga sunu religion africaine yi
ñu bari dañu naan ay religion duñu ay religion monothéistes, c'est des religions monothéistes par essence, c'est des religions monothéistes parce que su ci base bi la am multiplicité, mais bu ñu demee ci sommet bi da ngay gis yëpp benn la parce que toutes les forces convergent. Donc loolu lañ leen indiloon di leen sataat di leen gërëm yéen ñi ànd ak Mouhalim Info International TV ak Al Quds Sharif TV. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu wéy di leen fàttali xam ngeen ne baaxoon nañu ànd ak ci xabaar yi ñëw bitim réew seenam technologie ki njàppandal soxna Maam Jaara Buso Lay di yëngu ci wàllum médecine traditionnelle seen wax seen appareil analyse quantum bu xarañ bi nga xam ne junni rek ngay daggee ticket te saloo ci ko appareil bi lépp luy wéy di yaram sa tànk ba soof mu génn rek tu mu ngi noppee nag fajal la ko mu bokk nag yéen i faj diabète asthme fibrome kyste prostate règle douloureuse hépatique rhumatisme trouble digestif nerf sciatique impuissance hémorroïde interne externe ndoxum si articulation waaye itam seen fauteuil massage bi nga xam ne daal xarañ na lool baax na lool ña fay dem itam wax nañu ko nañu daal am na sutura da nga ñëw toog mbësal sa aw yaram képp ko yittewoo lu mu bëgg def consultation ngir xam wéer yi nekk ci yaramam numéro baa ngo 77 336 33 65 wala 66 391 17 36 ngeen mën di nekk ci Sénégal muy ci Touba Iliport ca Dakar Ngor désormais di ca Mbour Carrefour Saly ca Saint-Louis ak Ziguinchor ca Kaolack wala bi nga xam ne kon seen am na fa feen ñu mën di nekk rek mën ngeen a jokkoo ak sama Maam Jaara Buso Lay ci numéro boobu ma jox leen